asalaamaaleykum mbokki internet yi ñoo ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar rawatina yéen mbokki abonné Bataaxal TV ñu fas leen yéene ñëw ak yéen ci li nga xamante ni moo day werante bi dox ci diggante Ahmed Khalifa Niass ak ki nga xamante ni moo di Imam Ndour mën nañ koo bañ a tudde sax werante waaye seen gis-gis yu wuute ci tëj gi ñu tëj jàkka yi ak jumaa yi ci jamono ji nga xamante ni mooy période de crise bi mais laataa loolu dañuy ñëw ak yéen ci ki nga xamante ni moo di patient bi ñu testé woon mu positif fële ca diwaanu Touba. te mu dawoon nangul woon a ñëw ci fi nga xamante ni moo di centre de santé ba fële ca Ndindi foofu lañ ko testé woon waaye ginnaaw loolu ba ñu xamee ni dafa positif ñu essayé waat di ko contacter pour mu ñëwaat ci li nga xamante ni moo di ci diwaan ba nga fa nga xamante ni moom la ñuy mettre en quarantaine patients yi ñuy testé positif waaye moom nangul woon a ñëw kooku nag bu ñu sukkandikoo ci information yi nga xamante ni waa RFM joxe nañ ko benn tailleur la bu nekk fële ca marché Ocass. tailleur boobu nag ginnaaw bañ ko testé ba pare dafa delluwaatoon ci liggéeyam waaye bi ñu xoolee saytuwaat xam ni test yi dafa positif lañ ko woo téléphone mu daal di décroché xool muy waa poste de santé bu Ndindi ñu waxaat ko pour mu ñëwaat foofu ñu mettre patients yi en quarantaine waaye moom dafa mel ni loolu dakaa tiitloo nanguwul woon a dellu si ci noonu nag ci la ñu déployé ñi nga xamante ni moo di équipe yi nga xamante ni ñoo géré wàllum service d'hygiène bi ak waa sapeur pompier ak gendarmerie yi nga xamante ni ñoo nekk fële ca diwaanu Touba. pour ñu wër ko ginnaaw si gis lañ koy soog a gis loolu nag nekk na loo xamante ni tiital na ñu bari ci ñi nga xamante ni ñoo dëkk fële ca diwaan ba waaye am na ñu bari ñi ngi koy weddi tamit nee nañu loolu du ay information yu valable waaye rek récemment gis nañu ki nga xamante ni moo di jëwriñ ji wàllu yaru santé fële ci hôpital ba mu jéem def ay déclaration daal di wax ay révélation ci patients yi nga xamante ni ñoom lañ testé ak nombre de cas yi ñu am ak yaka la ñu jël ay disposition pour jële fa loolu nga xamante ni moo di mbas mi ci diwaan boobu parce que ni mu yokkoo mi ngi bëgg a bari foofu bu ñu sukkandikoo ci RFM ba léegi tailleur boobu mujj nañ koo jàpp ba delloosiwaat ko fi nga xamante ni moom la ñuy mettre ñi am jàngoro jooju en quarantaine waaye nag des na ñi nga xamante ni amoon na ak contact ak ñoom depuis bañ ko testé positif pour ñu mën leen a saytu xool fan la ñu nekk pour éviter ñoom tamit ñu wàll ñeneen ñu delloosiwaat ci li nga xamante ni moo di. wuute gi am ci diggante Ahmed Khalifa Niass ak kii di imam Babacar Ndour ñu demoon ba commencé jàppante ci fële ci plateau wu DTV plateau boo xamante ne dañ ko doon def en télétravail ci émission ëttub islam boobu amoon fële ca DTV kii di imam Babacar Ndour dafa wuute woon gis-gis ba ñu commencé woon a jàmmaarloo moo kii di Ahmed Khalifa Niass comme ni mu koy faral di defee rek ci ay jàngatam muy wax naan. suñu tëjul woon jàkka yi sax moom dinañ ko dégg dina def le tout pour ñu tëj ko ndax jamono bi moom moo ko laaj waaye kii di imam Ndour moom dafa wuteewu ak gis-gis ak imam ba ñu dem ba commencé am ay dënn yu tàng ci plateau boobu parce que imam Ndour moom mënul comprendre l'islam di nangu ñu tëj jàkka yi fi mu ko teg nag mooy guerre moom moo gën a metti te ñi ko fekke woon dañ daan guerre ñenn ñi di guerre ñenn ñi di julli suñu paree ñi continuer guerre ba ñuy continuer di julli waaye kii di Ahmed Khalifa Niass daf ko wax ni lii dafa wuute ndax jàngoro ji bokkul ak guerre waruñoo bokk tamit nu ñu leen di àtte yi bokkul waaye ci noonu nag ci la ñu commencé am ay différence ba ñu ñëw ci li nga xamante ni moo di jàngoro yu fi amoon di jàngoroy peste ñu wute ci ay date yoo xamante ni ci la jàngoro bi ñëwoon fii ci Sénégal ci noonu nag. ci la ñu commencé werante kii di wax naan lii mooy nekk dëgg lii nekkul dëgg ba kenn ku nekk naan sa moroom li ngay wax du dëgg ngeen baal ñu ci kàddu yi waaye émission ba foofu la mujjee ñu jeexale ko ak saltege bii di Wagan Sène mu wax ni su ko gouvernement bi wala état bi joxe ndigal dina sotti ci forage bi loo xamante ni dina fi jële lii di jàngoro ji waaw kii di Wagan Ndour moom wax na ni su fekkente ni jox nañ ko ndigal jox nañ ko autorisation dina sotti ci forage yi loo xamante ni dina fi jële jàngoro bi balaa yàgg dara kon nag gouvernement bi jot na mu jox confiance suñu boroom xam-xam yi nekk ci dëkk yi ndaxte ginnaaw ki nga xamante ni moo di Serigne Modou Kara am na keneen tamit ku jënaat beneen saltige di Wagan Ndour wax ni mën na fee jële jàngoro ji suñ ko joxee ndigal mu utiliser ay moyens boppam dina fexe ba mu jóge fi ba léegi ci wàllum xeex boobu kuréel gi nga xamante ni moo ëmb état yu bokk ci UEMOA dañuy wër xaalis pour xeex mbas mi ndax soxla nañ ko jamono juñ toll ñu ngi wër lu toll ci 5,285 ci suñu xaalisu réew pour mën a combattre jàngoro ji
ñi ngi ko fësal ci altine gi ñu weesu ci conférence bu ñu doon amal en vision conférence maanaam conférence boo xamante ni kenn ku nekk day taal sa ordinateur wala sa connexion ñuy waxtaan président bu nekk ci fi nga nekk. ba tey ci wàllum jàngoro wi ci suñu réew xeex biñ koy xeex bari na ñoo xamante ni population yoo xamante ni dalagu leen waaye dafa mel ne respecté wuñu mesures yi nga xamante ni état bi jël na ko lu toll ci fanweer ak ñetti Jakarta yoo xamante ni téye nañu seeni borom fële ci diwaanu Fatick la amee. ndaxte dañuy wax ni Jakarta maan yooyu respecté wuñu woon mesures yi nga xamante ni état bi teg na ko pour xeex jàngoro ji moo tax ñu jàpp ci lu tolloog fanweer ak ñetti doomu aadama jërë ngeen jëf.